ngeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi da ci gën a fës te ñu am yéene faram-fàcce ko mbas mi di Covid-19 mu ngi wanewaat boppam bés bu yàlla sàkk rek mu dikk ak beneen xar kanam bu bees gannaaw bañ ko nemee ko ci lenn ci ay réew doomu jàngoro ju bees ji mu soxal mbas mi soxaloo teg ca wute ak bi fi nekk feeñ na fële ci réewum Gambie looluy jural ab njàqare kilifay kër docteur yi ba tax ñu woote ab ndaje foofee ci diwaanu Ziguinchor ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yu tukkee ci kii di Amady Khalil Diémé Maître Abdoulaye Tine taxaw na ngir neenal projet de loi bi ñu wote keroog ci pencum ndawi réew mi mu soxal état d'urgence ak état de siège moom njiital union sociale libérale ne mi ngi gisee opposition bi ndax yéenam ak bëgg-bëgg mooy fexe ba saisir waa conseil constitutionnel ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam moom la ci indi ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar étudiants yi ña ngi gàddu seen yoxo di jooy état d'urgence bi nga xam ne njiital réew Macky Sall créé na ko fi boobu léegi jàngatuñu lu ñu xam wax duñ doon jàng wàññi nañ ko ndax couvre-feu bi la ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg reportage gi ci soxna yaay Adama Diallo def am njàng amul tey ji ci daara yu la lii li ko war nag moo di jàngalkat yi ñu duppe ay élèves maîtres dañoo xëyee nguufaanu inspection d'académie bu Dakar di sàkk ñu fa leen seen ñaari weer yàlla seen ñaari weer salaire yi ñu leen ameel ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg kàddu yi nga xam moom la ci Babacar Kama yëkkati bon mbokk yi daal mooy li gën a fës ci bopp xibaar yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. Bismillah ci xibaar yi juróom ñaari doomu aadama ñoo ñàkkati seen bakkan ci mbas mi di Covid-19 loolu kon di yóbbu lim gi léegi ci ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi doomu aadama yi jot a ñàkk seen bakkan ci mbas mi ba mu duggee ci réew mi léegi ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar test yi ñu jot a amal démb ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñoo ci dellu si amee feebar bile téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñoo ci ay cas communautaire fanweer ak juróom-ñett ñu nga tëdd lalu hôpital ñuy sauvé ñu déglu si docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. tey bésu alxames fukki fan ak ñeent ci weeru janvier bi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróom-ñett téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari test yi ñu def ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñoo ci positif yooyu am nañ ci téeméer ak juróom ñi nga xam ne ay cas contact lañ mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas bu jóge bitim réew mooy importé waaye am nañ ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu téeméer ak fanweer ak juróomi malade ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ci tey dinañu génn bi ci yàlla àndee fanweer ak juróom-ñett ñoo nekk réanimation juróom-ñaari malade ñoo génn àdduna ba su demb alarba fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak ñaar ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-ñett ak juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn wér nañ si ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci El Hadji Mamadou Ndiaye mbas mii di Covid-19 mu ngi wéy di wane boppam bés bu yàlla sàkkoon mu dikk ak beneen xar kanam gu bees gannaaw ba ñu ko nemee ko ci lenn ci ay réew doomi jàngoro ju bees ci soxal mbas mi soxaloo teg ca wuute ak bi fi nekk feeñ ne fa nga xamoon ci réewum Gambie loolu nag jural ab njàqare kilifay kër docteur yi nekk foofee ci diwaanu Ziguinchor ba tax ñu woote am ndaje ngir xool pexe yoon yi ñu mën a jaar ba jéem a fànq ci tel feebar boobulee dañuy dem ci diwaanu Ziguinchor fekk fa Amady Khalil Diémé.
nouvelle couche bu coronavirus ñu xam ko si gaawaay bu mu gaaw si wàlle jege na lool Sénégal benn cas dañ ko détecté si Gambie su dee autorité gambienne yi ñoom ñi ngi def ay recherche pour endiguer bu gën a gaawee li nga xam ne loolu mooy potentiel nouvelle infection yi Sénégal ñoom autorités yi ñi ngi donc di lal benn politique pour achever benn dispositif bi nga xam ne dina mën a jël en charge variante boobu su dee am na fii si Sénégal assurance bi ku ko xam ne mooy Marie Khemesse Ngom Ndiaye mu nekk directrice générale de la santé. loolu bu amee nag en tant que point focal national RSI damay ne OMS lii ma dégg est-ce que dëgg la am du dëgg noonu laa defoon le 6 janvier 2020 ma ne waa li xew Chine ndax dëgg la am du dëgg ci waxtu wi ñu wax ñu ne dëgg la ci ñun lañ commencé préparation bu ma déggee ne aussi souche bi soreetuñu te mutation la mutation mooy luy wëlbatiku loo xam ne day soppeeku gis nañu sax nee nañ du soppeeku boobu moom moo tax affaire bi gën a metti mais loolu yëpp chercheurs yi ñu ngi ci mais soriwuñu laaj naa leen ko ñu ne ñoom dëgg la ñu xool ñun tamit balaa sax loolu di génn Institut Pasteur ak IRSF gis ngeen ñoom def nañ ñu tolloog téeméer yi li ñuy wax séquençage di ko wër ñoom dañu nekk ci ay groupes yoo xam ne c'est un groupe sur le plan mondial du rek li xew Afrique fépp la ñuy seet ñu ngi ñaan yàlla souche bi mu fi egsi waaye aussi bu fi egsee aussi dina fekk ay jumtukaay yoo xamante ni du ñu mën a sonal du ñu mën a faagaagal. si région bu Ziguinchor comité régional bu gestion des épidémies moom daje woon na si mercredi bi pour rek def benn analyse si li nga xam ne loolu mooy retour cas Covid-19 yi Diedhi Diouf moom mooy gouverneur bu Ziguinchor. bi ñu waxtaanee gis nañu ne beneen jéego war nañ ko defaat gis nañu ne war nañu renforcer ay mesures yu bëri pour que véritablement ñu mën a jàkkaarloo ak xew-xew yi commencé am ci mbiru mbas mi nu muy yéegee ak nu mu amee doole loolu gis nañu ne force de défense et de sécurité yi war nañu yokku seeni taxawaay ci ñaax nit ñi pour que ñu respecte les mesures barrières. 9 décembre 2020 ba 12 décembre 2021 région bu Ziguinchor dafa enregistré 9 cas bu Covid-19 benn cas contact 8 cas yi nga xam ne yooyu cas communautaire la ñëpp ñu identifier leen ci district sanitaire bu Ziguinchor suñu xayma 1177 nit la ñu diagnostiqué bu mbas bi doore bi léegi fii ci Ziguinchor ñu toll ci 518 ñoo am feebar boobule ñu toll ci 506 ñoom dañoo faju ba ñu gën a hôpital 47 personnes daal ñoo ñàkk seen mbakkan ci feebar boobule fii ci Ziguinchor Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Amady Khalilou Diémé ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon bu ñu jógee foofee ci diwaanu Ziguinchor dañuy xuus ni dem ba fële ca Bunkiling di benn dëkk boo xam ma nga nekk foofee ci diwaanu Sédhiou diggante ma Gambie mu ngi toll ci juróom-ñett fukki kilomètres enregistré na kaam bu njëkk mu soxal mbas mi di Covid-19 loolu jural ab tiitaange kilifa yi kër docteur yi ba tax ñu mobilisé doon benn say fas yéene jàmmaloog feebar bi balaa moo law ci seen biir dëkk boobule dañuy dem ci diwaanu Sédhiou fekk fa Lamine Bayo. ginnaaw département Bounkiling bu mu enregistré benn cas te ñi xam ne dafa am frontière bu yaatu ak Gambie ñi nga xamante ni ñoo yilif administration bi nag mooy maire bi muy éducation nationale muy préfet bi dañoo taxaw tembe pour que li nga xamante ne mooy Covid bi mu bañ faa dugg. xam nga mbas mi amul barrière mënuñu aar école élémentaire ñu bàyyi lycée bi moo tax ñu boole leen parce que lycée bu amee benn cas xam naa ni commune bi moo exposé respecter distanciation physique mais aussi nañu sol masque yi surtout xam naa ni dimanche boo demee si luuma yi dañuy yéemu parce que nit ñi taluñu masque yi. ki nga xamante ne mooy Cheikhou Sidibé moom tamit jot na fàttali ko li nga xamante ministère de l'éducation nationale jot na leen koo tënk. Mamadou Talla dafa ne woon bu sañoon du ci école la mbas mi war a jaar ba tasaaro ci biir askan wi il faut que ñeneen ñi ñu jàpp ci pour que li ñu soxla lépp daal ñu mun cee jot. préfet bi nee nañ xeex li nga xamante ne mooy Covid bi mu bañ a dugg ci gox-goxaan jooju. département bu Bounkiling dafa ne département bu yaatu donc ak frontières yi donc ñu ngi ci liggéey parce que tooguñu ñu nag acteurs yi que ça soit le médecin chef de district que ça soit les acteurs les élus. def fàttali ko dafa di gox-goxaan boo xamante dafa ubbi ci Gambie waaye ginnaaw loolu tamit frontières yi daal jaar-jaar yi dafa yomb ak tamit marché hebdomadaire mooy luuma dañ foo bëri loolu bokk na ci facteur yoo xamante ne ñu ngànk administration bi da leen tiital Sédhiou Walfadjri rajo TV Lamine Bayo. jaajëf Lamine Bayo ñu ngi lay sant di la gërëm wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi maître Abdoulaye Tine taxaw na ngir neeral projet de loi bi nga xam ne wate nañ ko fi lu yàggut ca pencum ndawi réew mu soxal état d'urgence ak état de siège moom njiital union sociale libérale ne mi ngi gisee opposition bi ndax fukki député ak juróom-ñaar kese la soxla ngir mën a leeral loi boobulee am na daal yéene yóbbu ko fële ca conseil constitutionnel ñu déglu ko moom maître Abdoulaye Tine ci téléphone Pierre Édouard Faye.
tey dañoo décréter journée morte sans enseignement parce que tey dañu gis ne gouvernement bi dafa fulaalul li nga xamante ne moom la ñu doon relayer pour l'opinion publique xam que ne 1700 ou bien 1975 enseignants yi nga xamante ne dañ leen affecté. na nga xam noonu la ñuy monté élément boobule incha allah daañu ci dellusiwaat ci sunu yeneen i jotaayu xibaar dem beeg dikk bi doon lu jafe lool fële ci diwaanu Ndakaaru ñu bari ci askan waxtu couvre-feu wi ci yoon daal li fekk ndax rajo kon gi am ci circulation bi lee aji koona jëy wàccoon na ci mbedd mi ñu teewlu ko ci reportage. ci diwaanu Ndakaaru ñiy jël tali yi jamono ji ay jafe-jafe yu metti la ñuy jànkonteel mu bëri loolu ay liggéey yoo xam ni door nañ ko ngi defaraat yenn ci ay yoon waaye dafa mel ni saafara su jur jàngoro bu ñu sukkandikoo ci ay taximaan. metti rek metti fu metti foo ko takk daal ci metti yeesu na ko ndax fi mu ne nii actuellement gis nga heure bi jot fi mu ne maa mel ni ku taxaw sum nen foo ko natt weesu na ko yàlla xam na ko parce que waxuma la dara waaye biir Ndakaaru fii chantier yi bëri na te dañoo entamendoo yëpp foo tourner circulation yow mi dëkk ci dëkk bi sax peut-être yow yaay mën a débrouiller ndax di nga jaar ci ruqaani ba mën cee génn astut mais loo ci mënti dégg daal métti na. Mati moom nekk ab coiffeuse moo ngi ñaawlu lu ni mel jàpp na sax nguur gi waroon naa suuraale ñi nga xam ne ñoo jóge ci banlieue bi. waaye sonn nañ torop ñu nekk si nguur gi war na geesu banlieue sonn na bala ñuy xëy si dañuy sonn bala ñuy wàcc dañuy sonn gis nga ni ñu rangee nii amuñu oto paas yi cher na mooy loolu en cas daal nañu sóoraale tamit metti na trop. ak état d'urgence bi couvre-feu bi buuxante bu metti la ñuy nemmeeku ci arrêt de bus yi. temps de descente yi presque ñëpp ñooy wàccandoo te gars yi bu ñu wàccandoo oto xëccoo lay mujjee doon ndax la preuve en est que boo demee si arrêt bi rek. actuellement nii il est presque 19 heures boo demee ci arrêt bi di nga fa fekk ay milliers de personnes yu taxaw nar a ñibbi banlieue di xëccoo oto pour njëkkante couvre-feu bi waaw mu mel ni seen état bi moom la manière de faire amaan duñu wax baax na duñu wax baaxul ndax kat feebar bi fu mu tollu la moo tax mais tamit war nañ di sóoraale ñu dëkk fu sari. embouteillage yi nekk ay jafe-jafe ci diwaanu Ndakaaru am na si ñoo xam ne dañoo takku dox ak seeni tànk ngir mën a ñibbi seeni kër ndax xaar bu yàgg lool si biir oto yi waaye nag couvre-feu bi ñëw gën a yokku seeni métit. bu dee nag fële ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar étudiants yi kon ñi nga gàddu seen yoxo di jooy état d'urgence bi nga xam ne ni njiité réew Macky Sall créé na ko ndax boobu ba léegi jàngatuñu lu ñu xam waxtu ñu doon jàng wàññi nañ ko ndax couvre-feu bi lee lekk moom waxatuñu ko te loolu nag dafa am jeexital ci seen examen yi nga xam la ñuy dëgmal yaay Adama Diallo doxantu ju woon na fa ñu teewlu ko ci reportage. couvre-feu bi indi na ay coppite ci waxtu yi étudiants yi waroon jàng ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru am luñ dabalaat ci seen programme doon lu jur jafe-jafe ci seen jàng rawatina ñu dëkkee fa sori te bëgg a ñibbi laata 21h. Le samedi les cours on les finit à. couvre-feu bi am na ay njeexital ci jàng bi ndax suñu waxtu yi nañu wàññi ngir étudiants yi mën a teel a wàcc jamono ji ñu toll ci examen de rattrapage jafe-jafe yoon bi daf ñuy gàllankoor ci révision yi. La stabilité qu'il s'y ait pour pouvoir réviser. étudiants yooyu le di dund coono ju metti jamono état d'urgence bëgg a dem taxut a dem ndax am oto doon lu jafe lool. Tout le monde sait que pour rentrer c'est très difficile. dañuy dund ay jafe-jafe yu tar surtout sax ci wàllu dem beeg dikk bi am na étudiants yoo xamante ne sax dañuy bàyyi fële woto yi daal di namm seen i tànk ngir mën a teel a yegg fu ñu jëm. Arrivé à la maison ils n'ont même pas la force de pouvoir réviser. ñu nemmeeku ay yeesal ci restaurant yi étudiants yi di faral di xewloo gannaaw bañ fa wàññee waxtu buñ fa waroon def boole kaak rangu metti. jafe-jafe puisque dañoo gis ne auparavant avant couvre-feu bi restaurant moo ngi doon tëj à 21h. tu vois restaurant moo doon tëj 21h léegi wàccee nañu heure bi ba 20h avec ça donc étudiants yëpp dañuy njëkkante pour que ñu mën a dugg resto avant 21h donc loolu day entraîner rang bi gudd voilà nit ñi duñu gaaw a am accès ci lekk bi. étudiants yu bare ci ñoom nekk ci examen di ñaxtu ci heure bi di sàkk gouvernement bi mu xoolaat loi 1960 bi soxal wàllum état d'urgence ak état de siège bi nga xam ne député yi jot nañ ko voté ci pencum ndaw réew mi. jaajëf soxna yaay Adama Diallo ñu ngi lay sant di la gërëm am njàng nag amul tey ji ci
daara yu lalu yile li ko waral nag moo di jàngalekat yi ñuy duppee kon ay élèves maîtres dañoo xëy tey ji daal di nguufaanu inspection d'académie bu Dakar di sàkk ñu fay leen seen ñaari weeru payoor yi ñu leen ameel gannaaw ba ñu créé bésu tey ji def ko mu doon journée morte ñoom jàngalekat yi nee nañu dootuñu teg seen tànk ci biir daara yi budul ne dañ leen a fay seen xaalis bi ñu leen ameel la Pape Babacar Camara moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Moussa Sène. lu ñu gêné ci loi bi bëri na bu ci njëkk moom mooy projet wu loi bi nga xam ne moom la Macky Sall jébbaloon député yi te mu nekk tey loi. ba tey rek ci élément boobule na nga xam noonu la ñu ko monté UDEN doon benn ci kuréelu syndicat jàngalekat yi fi nekk jàpp ne injustice kon weesuwul lu ni mel ñoom jàngalekat yëpp daal daañu mobiliser doon benn dank fas yéene dooleel seen nattango yooyu lee ngir ñu mën a fay leen seen xaalis boobu nga xam moom la ñu amel la Pape Abdoulaye Diallo moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Serigne Gueye. ñu recruté woon ci promotion 2020 bi te ñu nekkoon ci CRFP yi mooy centre régional de formation des professionnels de l'éducation ñu affecté leen depuis mois de novembre mi-novembre lañ leen affecté mais lu ñu ci seetlu novembre ba léegi kenn si ñoom amul salaire fayuñu leen waxuñu tamit gindiwuñu askan bi gindiwuñu jàngalekat yi ci yan anam la ñuy fayee salaire yi ak kañ lañ leen di fay. ak ñu ngi dénoncé ak ci suñu doole fu mu yem situation bi nga xam ne ni suñu mbokk suñu ñoñ ñi nga xam ne ñu ngi partout ci réew mi ñu ngi koy dund. soo demee Fongolembi Malem Hodar Dagana fu ne tey jàngalekat yi 1750 lañ ñu ngi foofu toog ci situation boo xam ne xamuñu naka la ñuy dundee. ci loolu ñu yokk maanaam ni nga xam ne noonu la ñuy recruter jàngalekat yi ak ñu leen di affecté loolu dalut suñu xel. te am na ñoo xam ne ni dañ leen affecté depuis novembre ba léegi amuñu dara bu ñu leen fayee mois de décembre bi du ñu seetaan. novembre bi dañ koy war a fay donc nañu soobu ci liggéey boobu pour régler loolu fii léegi suba ci waxtu wi su nekkee ne situation bi kenn réglé wut ko ginnaaw suba moom duñu fas xànc ak morom ba ci l'ensemble du territoire national danañ demander suñu ñëpp nañu ko def journée boo xam ne ni journée sans école la ñu dippee ko journée morte loolu la ñu nar donc ci ñeneen ñu am leen métti ñoom ñoo di technicien supérieur yëngatu kon ci wàllu santé nekk foofee ci diwaanu Touba dañoo xëyee créé ab grève daal bu ñu amalul àpp ngir sàkkuraal ci nguur gi mu dugal leen ci biir fonction publique Jibril Diop moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko Modou Makhtar Sarr. li nga ñëwoon tey doon ñaxtu fii par rapport ak suñu reclassement bi nga xam ne dañuy jàpp ne jaarul yoon parce que dañuy seetlu ne biñ doon jàng dañoo organiser benn concours avant ñu dugg si concours bi nag yàlla defoon na amoon nañu sunu diplôme infirmier d'état wala diplôme sage-femme d'état bi nga xam ne mi ngi tolloog ak bac nga teg si ñetti at muy bac plus 3 mu nekk niveau licence après bi ñu pare ñu defaat yeneen ñaari at école bi wax ENDSS mu nekk bac plus juróomi at bi ñu def concours ñu ñëpp ñoo defandoo concours bi ensemble mais actuellement ñoom dans la fonction publique ils sont reclassés à la hiérarchie B1 mais ñun ñu ñuy yóbbu seen ginnaaw B2 alors que boo seetloo actuellement infirmier boo gis wala sage-femme boo gis mu ngi aspirer ëllëg pour nekk technicien supérieur mënta nekk dara te jaarul si technicien supérieur te actuellement technicien boo xoolee nomenclature bi technicien supérieur moo ko féete kaw mais boo xoolee instant bi bu duggee fonction publique ki nga xam ne moo ne sage-femme wala moo ne infirmier d'état bi moom lay recasser si kaw jël technicien supérieur yóbbu ko si ginnaaw te loolu moom kenn mënta daal comprendre loolu daal dañuy fas yéene toog banque suñu loxo parce que boo xoolee on est au nombre de 45 30 yi lañ jël fonction publique def nañ 10 mois le 31 décembre la sunu contrat bi jeex mais état bi moom aussi bu fekkoon ne tenir na compte si Covid 19 je pense bel et bien que problème bi du ko andi parce que problème bi moo ko andi bu fekkoon ne reclassé woon nañu fi nga xam ne moom moo nekk sunu ak su yelleef muy hiérarchie A2 jàpp naa ne kon instant bi ñun ñëpp ñu sunu gox yi du liggéey mais dañuy jàpp ne c'est injuste moo tax ñu tamit ñu toog banque sunu loxo erreur bi état moo njëkk a def erreur ñu tamit ñu ñëw topp ko pour réclamer sunu droit. foofu léegi ñuy tàbbisee ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi tey ji nag benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëye lu doy waar muy njuuj njaaj ak jalgati gañu ne am na ca crédit mutuel bu Sénégal Walf Quotidien di ñu leeralal ne ci googule crédit mutuel bu Sénégal am na fa ay dossier de crédit yu àndut ak garantie yéene cabinet ba ca gën a fës bokk na ca dossier de crédit gu toll ci juróom-benn téeméeri million yaa ñu joxe ci yaama neex ci lu àndut ak garantie Walf Quotidien ne ba ko ñaareel bokk na ci jafe-jafe geneen ca googule crédit mutuel bu Sénégal jëm ci terrain gañu am ca foire te ñu mujjee ko jaayee lu tolloog juróom-ñaari téeméeri million ak lu bari la ca laxas
fasu ay kàddoom ci biir yéenekaay bi Amadou Jean-Jacques Diop di njiital Crédit Mutuel bu Sénégal daal di weddi xibaar yooyu le yéenekaay bi di Tribune xibaar a ngi ni mu ñeel cabinet bu maître Sidiki Kaba mi doon tey jëwriñ gi ñu denk wàllu forces armées yéenekaay bi ne kenn ci avocat yanne ca cabinetam di maître Souleymane Niang mayoon daanoon lu tolloog juróom benn weeru kaso yu mu dul tëdd alamaan ga mu waroon a fay toll woon ci fanweeri million te booba léegi mënagu ko matal yéenekaay bi ne tax procureur général Lansana Diaby daal di ko yóbbu ndungu siin laas xëy yóbbuñu ci xeexum covid-19 bu ñu sukkandiko ci jor ngi ñu denk wàllu paj mi xam le ne nguur gi dina soobu ci ñàkk askan wi fi leeg njeextalu weeru mars gi ñu jëm yéenekaay bi ne lu jëm ci googule corona ak couvre-feu beeg état d'urgence gi ñu fi jëmmal muy Ndakaaru ak Thiès yéenekaay bi ne boo jëlee diwaanu Ndakaaru gannaaw couvre-feu ga fa am terewul jot nañ faa xayma lu toll ci fanweeri doomi aadama ak ñaar yu am coronavirus te xamuñu fuñ ko jëlee maanaam doon ay cas communautaire Le Quotidien ngir xeex cas communautaire yeeg cas contact yi ba cas importé yi tax na nguur gi soobu na ci vaccin bi njiitu réew mi Macky Sall ma ngi cay nas ay pexe yéenekaay bi ne bu ñu jëlee vaccin googule fi leeg njeextal weeru mars 2021 bëgg nañ caa ñàkk lim bu takku ci ay doomi aadama maanaam téeméer yoo ci jël juróom-ñeent fukk ya ñu mun leen caa ñàkk bu dee ñaareelu xaaju ñàkk ya xayma nañ ko fi leeg njeextal weeru mars 2022 maanaam téeméeri doomi aadama yoo ca jël ñu mun caa ñàkk lu toll ci juróom-ñeent fukk yéenekaay bi di li Quotidien li am ba des mooy vaccin googule maanaam ñàkk gi xeex coronavirus na sénégalais yi jàpp ne ñoom ñëpp daan leen ñàkk fi leeg weeru mars 2022 yéenekaay bi di critique ne nguur gi jël na ci matuwaay bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew Macky Sall ñàkk yooye koppar yañ koy saytoo docteur Mamadou Ndiaye leeral na ci ne dina toll ci junni milliards yu toftal juróomi téeméer lu teg juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar yéenekaay bi di critique ne virus googule dugg na ca tribunal daal dina gàllankoor pouvoir judiciaire bi yéenekaay bi di Sud Quotidien lu jëm ci xeexum covid-19 tax vaccin yaa ngoog fës nañu lool ci waxtu wi le docteur Annette Seck mi jiite PNA joxe na ci xalaatam ne ci yooyu le vaccin nañu xam ne Sénégal amagul ay chambre froide yu doy ngir mun a toppatoo yooyu le vaccin toll ci 80 degré professeur Daouda Ndiaye ay kàddoom ci Sud Quotidien gis ne vaccin mun naa jur ngeeneel ci ab réew te du ko jur feneen Sud Quotidien lii di vaccin chinois bi mel na ni moom la Sénégal gën a taamu l'évidence ne ndax du ñu yegg ci yokkaat état d'urgence be couvre-feu bi gannaaw di feebar bi di covid-19 bindoo ci réew mi yéene cabinet njiitu réew Macky Sall ci taral mbir yi la jëm bokk na ci confinement total mun cee am maanaam bu weesoo diwaanu Dakar ak Thiès yeneen gox yi mun a jot ci état d'urgence ak couvre-feu yéene cabinet Vox Populi xëy di ñu leeralal lu jëm ci dossier faatub ndem si Yàlla Iba Thiam ci weer yàlla ñu weesu doon lu yóbbu woon kaso Dame Amar ak ñam ca feegoloon yéene cabinet ca nungu sin gañu ne defagum nañ fa lu toll ci juróom-ñeenti weer démb procureur daal dina sàkku ci ñoom daan lu tolloog juróom-ñetti weeru kaso yéene cabinet app gañu wax daanaka jeexal nañ ko maanaam bàyyib négandiku mun nañ ko am ci bile dossier Vox Populi ne waaye terewul njabootu ndem si Yàlla Iba Thiam ña ngay sàkku ci Dame Amar ak ñam ca feggool ndampaay gu toll ci benn milliard yéene cabinet Les Échos di ñu xamal ne ña fekkee faatub ndem si Yàlla Iba Thiam ñoom ñépp a doon tuumalante seen biir yéene cabinet Dame Amar ak ñañ ca tudd am nañu liberté provisoire maanaam bàyyib négandiku waaye ña ngay nekk dogalu àtte ba war a jib ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier gi ñu ne ana lu tukkeegum ci wërub jaari soow ngir xam fan la féete ci àddina gi yéene cabinet L'Observateur ne amagul lu bees xëy naa leeral xibaar yi fi jib démb xam ne ne jaari soow feeñ na yéene cabinet loolee dara amu ca ay kàddoom ci L'Observateur Serigne Mbaye Thiam ma ngay dalal xel yi ne jaari soow ñu ngi koy gëstu fu ne te yàlla mun naa dogal mu feeñ ak jàmm ba fegowaat ak ay waajuram ci anam yu mucc ayib réew mi quotidien ca France la réere fa la demoon ngir matal njàngam moom jaari soow doonoon élève bi gënoon a ràññeeku ci njàng ci at mi ñu weesu yéene cabinet réer la def booba léegi ñu ngi koy wër ca France réew mi quotidien France googee du guléet nit di fa réer ndax boo xayma at mu jot lu toll ci ñeenti junniy doomi aadama dañ fay réer Serigne Mbaye Thiam ay kàddoom ci réew mi quotidien gëm ne kii di jaari soow dina dellu soit ak jàmm libération ne Thiaroye-sur-Mer newatul ci jàmm ci waxtu wile ndax la ko seq ci tooke maanaam la fa samp ci ay usine yéene cabinet usine Sensim ca xolu Thiaroye la samp lii di ay tiwosaar jaar ca biir Thiaroye-sur-Mer ba ci train bu ICS ci diggi Thiaroye lay jaar yéene cabinet ba tax na mbir yile saay su ne musiba mun naa tukkee ca Thiaroye-sur-Mer buñ ci jëlul matuwaay yéene cabinet Le Soleil ne matuwaayam maa kër Njaay jël ca Centrafrique doon na lu sooye tey Touandéra ak ay nitam gannaaw bu ko ay woy fipp maanaam ay robelu Bozizé songe bugg ko fitnaal bugg ko toroxal yéene cabinet ma kër Njaay ak takk deru MINUSCA ñoo ne ca Centrafrique rawatina ca Bangui ngir sooye askan wa wattu seen karangeeg seen moomeel yéene cabinet Stades ne moom na trophée des champions moom Paris Saint-Germain mi daan démb Marseille ñaari bal ci benn yéene cabinet du guléet bi mooy juróom-ñetteelu yoon mu am ndam gi ni mel yéene cabinet suñu lamb ne ndam amagul ci lamb ji ndax mbër yi mënaguñoo bëre ndax covid-19 yéene cabinet nguur gaa ngi doon xalaat ci amal combat huis clos promoteur bi di Pape Abdou Fall ay kàddoom ci suñu lamb jàpp ne googule dogal doonagul lu leen gënal ne jot na nguur gi wut saafara maanaam jël ay matuwaay xool naka lay sooye lamb ji
jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofu la ci la ñuy yëkkate jotaayu xibaar yi ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax Isaaxa Diagne ma fare woon ci xarale gi réalisation Pierre Edouard Faye ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba ci kanam tuuti rek daañu jël kaddu gi delloo ko ki nga xamul Assane Gueye su ko defee mu dikk ak yéen ci ganu mi journée bi tey ji nag kii di Ibrahima Lissa Faye la ci dalal moom mooy njiital appel bon mbokk yi mucc gu sax ci ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal ñu yendu